di leen wax ne tey chambre de commerce tey moo jóg tey ci fas yéene def toogaayu ñaxtu bi nag li ko waral mooy tey chambre de commerce dafa am site yoo xam ne dañoo nekk ci biir port bi ñoo xam ne ñooy féetewoo wàllu pesage wàllu natt bu ñu ko mënee tekki noonu ci wàllu natt la mooy poids yi nga xam ne moom ñooy importation yiy jógee extérieur bu ñu duggee biir port tey bu ñu leen yebee ci camion yi day jaar ci pont bascule chambre de commerce ñu peser leen pesage boobu boo xoolee tey depuis 1949 chambre de commerce mi ngi koy def tey nii la ñu xëy un bon jour benn concessionnaire bu bees mu ñëw mu ñu koy wax société TVS muy monsieur Beydi Agne ñëw ne tey lii moom dafa créer ay pont wu boppam te pont yi mu créer daf ci bëgg moom ay marchandises yiy jóge ci port bi di jaar ci pont pour mu koy peser alors que chambre de commerce le fait que muy peser marchandises yiy jóge ci port bi loolu décret présidentiel moo ko jox te loolu yàgg na 1949 ba léegi ñi ngi am site yooyu biir port ñu xëy nag un bon jour Beydi Agne bëgg fi teg indi loolu ñun nag dinañ leen wax dinaa leen tënkal ñaari njëriñ yoo xam ne moom la pesage bi am tey pesage yi ñuy def boo xoolee importateurs yi nga xam ne ñoom ñooy indi seen marchandise tey bu ñu bëggee xam poids exact yi ñu fi dugal ak yi nga xam ne pour ñu bañ a am litige ak seen i fournisseur tey chambre de commerce moo leen di jox poids exact tey douane tey su bëggee def contrôle conformité muy bagage yi fiy dugg bu ko bëggee contrôler tey yenn contrôle yi am na ci élément yoo xam ne bu ko soxlaa chambre de commerce kese moo habilité jox ko tey port autonome de Dakar le fait que marchandise yi di fa jaar di transiter foofu pour génn dugg ci dëkk bi ñoom tey bu ñu bëggoon xam tey ñaata marchandise moo fa dugg ak ñaata moo dugg ci dëkk bi tey bu ñu ñëwee ci chambre de commerce dinañ leen ko mën a jox parce que ñun ña fay def pesage tey ci pont chambre de commerce yi ay peseurs assermentés lañu ñoom dañoo juré ne lépp lu ñu fa peser dinañ wax poids exact bi te dañ koy certifié tamponné ko te boo xoolee douane certification wu chambre de commerce kese la nangu ne moom la autorisé pour ñu peser ko foofu léegi boo xoolee ñun nag ñu xëy Beydi Agne ñëw bëgg fa indi ay pont bëgg fa jaarale ay camion am ñun loolu daf ñuy jaaxal parce que tey boo xoolee port tey dafa am kilifa te kilifa ga mooy directeur général port am na loo xam ne moom pour man moom daf ko seetaan wala mu ànd ceeg Beydi Agne parce que pont boo xam ne ba nga fay peser depuis 1949 décret présidentiel jox la ko tey nit xëy rek teg pont am ne la tey daf fay jaar waa douane seetaan ko waa port autonome de Dakar seetaan ko loolu dama ne du dëgg du yoon parce que tey suñuy emploi la ñuy menacé parce que tey nag dañu menacé suñuy emploi moo tax tey ñu fas yéene génn toogaayu ñaxtu bi suñu emploi yi ñu menacé nag boo xoolee des centaines de millions ñu ngi ko dépensé tey ci pont yi pour gën a suqaliwaat pont yi gën a yombal liggéey bi port bi gën a dimbali trafic bi nga xam ne moom la ñuy wax ne port trafic bi dafa xaw a jafe foofu ndax dugg beeg génn bi dafa xaw a jafe ndax camions yi embouteillage bi pour gën ko yombal chambre de commerce dafa gën a investiraat ci pont yi yokkaat ko def ci des centaines de millions loolu nag duñ ko def pour suqaliwaat port bi ñoom tey ñu xëy rek benn nit ñëw rek ne moom dafa defar pont wu boppam léegi ay camions ci pont am la ñuy jaar alors que loi mayu ko règlement mayu ko décret moo ñu jox ñun loolu port toog ci port dafa gëmm yenn responsable douane yi ñu féetee wàll boobu dañ cee gëmm loolu nag moo tax ñu ngi attirer attention wu population wu Sénégal yëpp ñu xam ne ñun li ñuy wax nii suñuy emploi la ñu menacé suñuy njaboot la ñu menacé ñun tey dañ ñoo fekk ñuy toog ak suñuy njaboot di xewlu ñu ñëw dindi suñu loxo ba mu set ci bool bi récupérer bool bi jox ko Beydi Agne bu ko lekk moom kese loolu tegu ko fenn te loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg waaw bu weesoo loolu nag ñun lii première action la sitting la ñu tàmbalee tey la sitting bi mais fii ak bu ñu jugee ci gàmmu gi comme gàmmu gi boo xoolee moom moo gën a tax sax dañu waroon def point de presse bi tey mais comme gàmmu gi gën a tax ñu yamale ko ci sitting bu ñu jugee ci gàmmu gi dinañ def suñu conférence de presse bu ko defee ñu mën a interpeller opinion nationale ak internationale directeur port autonome de Dakar ba mu bëggee def lii loolu mat na 1 mois parce que fa mu tàmbalee doon wax ne port dafa am problème circulation mu ne léegi suñu pont yi dañ koy tëj loo xam ne yow décret moo la ko jox mu ne léegi nañ tëj suñu pont yi moom dafa defar ay pont pour ñun suñu prestation dafa am PSE ñun suñu prestataire ñu ñëw ci seen PSE bi di def foofu pesage yow loo xam ne décret moo la ko may yow nga xëy teg say PSE ñëw ne léegi ñun ñoo koy def foofu moom moo njëkk a jalgati pour man moom jalgati na ba pare bu weesoo moom agent douane yi nekk ci poste boobu ñoom tamit ba ñu demee parce que agent chambre de commerce yi nekk ci port ba dem nañ fa ñaxtu ji ba ñu demee ñaxtu
responsable douane bi dafa génn jox leen gain de cause nee na yéen a nekk ci dëgg waaye nag comme yéen a ngi bloqué tuuti port bi jëm leen ngeen delluwaat seen bureau yéen a am dëgg ba ñu arrêté ñoom béy di añ ñu bàyyi seen pesage bi mais ba agent yi ñibbee rek automatiquement que remplacer responsable douane ba permettre ba waxoon nañu def blocage bi ka ko remplacer ba mu ñëwee dafa autoriser waat ñoom béy di añ ñu continuer seen pont yi kon loolu jalgati la